dafa am diabète lan mooy conséquence su diabète ci dundu doomu aadama. voilà léegi xam nga loo xam ni dañ ko war a denc ci biir yaram bi mooy loolu suukar bu bari boobu ma wax ni dañ ko war a denc. ku amul diabète normalement noonu la da ngay lekk di nga lekk mu rees liñ ci soxla mu dugg ci deret ji pour dem fépp ci cër yëpp. dugg ci deret ji lan su soxlawul dem ci buti yi dem ci cabinet bi li nekk ci deret ji tamit li nga xam ni soxla noonu ko si saa si ñu jëfandikoo ko lu ñu war a denc ñu denc ko léegi suukar boobu bu ñu ko denculee kon day nekk ci deret ji di tambaambalu foofu bari na di tambaambalu foofu ci biir deret ji yoon deret yi fi muy jaar ay yoon la ay sidit ba ñu tuddee ay artère c'est comme rek boo ma ne woon canalisation yi ay artère la wala nga ne ma circulation bi oto yi fii jaar ay artère la donc lépp lu koy encombré rek day indi xat-xat foofu donc suukar bu bari bi di jaar ci sidit yi dem ay réaction chimique maanaam day lënkaloo ak parois yi maanaam tuyaux yi fi deret ji jaar bi war a jaar dafay dem ba nga xam ni bu lënkaloog moom yoon yooyu deret jaar day dem ba xat ba dëgër ba nga xam ni am na sax ay zones yoo xam ne mën a dem ba fat tellement dëgër na ba xat na moo tax complication yi nga xam ni moom la diabète yi indi complication chronique yi maanaam complication yi nga xam ni à bas bruit ndànk lay ñëw ci nit ki ndànk ay complication vasculaire la moo tax ñeneen ñi wax ni diabète c'est une maladie vasculaire parce que complication yi c'est vasculaire maintenant ay am na complication aiguë métabolique mooy yooyu ma doon wax sànq par exemple ki ñëw nekk dans le coma acidocytose coma hyperosmolaire en fait li ñu doon wax hyperglycémie hyperosmolaire wala ay hypoglycémie tout ça mais yooyu souvent duñu si attardé wu mais dañuy xool à long terme mooy sa question bi lan la diabète bi mën a jur complication vasculaire yooyu da leen di xaaj ñaari pàcc mooy sidit yu sew a sew mooy les micro vaisseaux sidit yu sew yi nga xam ni mën ko gis ñoom ñoo nekk ci ginnaaw bët bi la rétine bu fàttee wala bu dee deret bi am na jafe-jafe pour yegg foofu mooy lii indi li ñu tuddee la rétinopathie diabétique ñaar am na sidit yu sew yu nekk ci roñoo yi yooyu tamit bu amee ay jafe-jafe mooy indi li ñu tuddee la néphropathie diabétique c'est-à-dire neer yi kii nu mu tudd ci roñoo yi dana am jafe-jafe ba jafe-jafe buñ ko saafarawul à la longue mën a dem ba indi insuffisance rénale bët yi tamit mën a dem ba nga nit ki ay bëtam suul maanaam du gisati beneen bi mooy neer yi mooy yëg-yëg ni tax bu dompate nit ki mu xam ni dompat na bu fekkente ni nit ki mi ngi dox ñu xam ni bu fakastaloo xam ni fakastaloo la donc yëg-yëg yooyu neer yooyu dafa am lu leen di dundal tamit ñoom sidit yi fay indi li leen di dundal bu ñu fàttee tamit day am leen tuddee neuropathie diabétique moo tax nit ki mën a dem diabétique boo xam ne dafa dem bu compliqué ba ay neeram yu bari yàqu fa mu koy gën a yéege mooy neer yi gën a sori centre mooy neer yi nekk ci tànk yi nit ki mën a teg tànkam ci ay xala wala dëgg pont wala faxasal wala soleil daal lay dem dox Sandaga sa su lépp Sandaga muy dox continuer doxam te yëgatul ni moom solatul ay dàll loolu mooy neuropathie diabétique boo xam ni dem na ba évoluer ak ñoo xam ni day ruux di tàng wala di crampe en fait tàngaay boobu wala comme courant wuy masse ak tout ça loolu tamit complication microvasculaire la donc wax naa la bët yi wax naa la neer yi wax naa la roñoo yi léegi complication macrovasculaire yi mooy sidit yu gën a rëy yi bi si jëkk mën na ni tension hypertension artérielle sidit yi yu mag yi bu dëgëree tamit mën na boo ko nattee pression bi mën na fort lu mu tudd hypertension artérielle sidit yi suuxat xol bi ñu leen les coronaires ñoom tamit bu ñu amee jafe-jafe mën nañ tamit am jafe-jafe ci suuxat ni ñuy suuxatee xol bi c'est-à-dire xol bi ci boppam mën na dem ba feebar
la mooy les coronaropathies yooyu bu évolué mën a dem ba indi li ñu tuddee ay infarctus du myocarde maanaam sidit bu fatt ba benn territoire ci xol bi du mën a dund ci ba ay jamono daana wax ay crise cardiaque ak yu demee noonu sidit yooyu mën a nekk ci carotide yi fii nii maanaam sidit yi jaar ci loos bi ci baat bi yooyu tamit bu fàttee bu pression bi fooree mën na am benn kayo bu fu jógee tamit dem ci bopp bi indi fa lu mel ni AVC tànk yi sax wax naa ci neer yi mais léeg-léeg tamit du neer yi ci circulation bi lu maanaam artères yi suuxa tànk yi ñoom tamit bu xatee ba fatt wala fattul mais xat na xataay boo xam ni nit ki bu amee góom sax mën na am jafe-jafe pour mu wér loolu tamit moom la ñuy tuddee artériopathie oblitérante des membres inférieurs c'est-à-dire artérite boo xam ne ci tànk yi lay jàpp comme artérite yooyu mën na nekk fépp tamit ci yaram donc yooyu mooy complication vasculaire yi bu ci nekk rek boo jëlee mën na am fu mu yóbbu nit ki sànq wax naa ni bët yi mën na yóbbu ci cécité tension mën na indi mën na dem ci ay insuffisance cardiaque ak ay AVC ak carotide yi tamit bu amee ay plaque tamit mën na dem ci ay donc complication yi yu si bari ci sidit yi la moom la diabète bi di yàq ba nga xam ni mën na indi complication foofu tout ça nag c'est pas pour faire peur du pour tiital nit ki parce que tamit koo xam ni li ñu war a denc nañ ko ba nga xam ni du tambambalu ci deret ji maanaam suukar si jël nañ ko denc ko tambambaluwul ci biir deret ji boobaa complication yi mën na ñàkk loolu mooy traitement boo xam ne c'est efficace bon traité nit ki li ko manqué la ni mottali ba nga xam ne dina mën denc suukaram fi mu ko war a denc ba nga xam ni du fa yàq dara ci wala boog bu fa yàq tamit dina néew ci artères yi docteur bu ñu dellu siwaatee si mag ñi ak xale yi diabète kan la siy gën a sonal ci diggante ndaw ñi ak xale yi parce que ndaw ñi dañuy naan dañoo néew doole waaye mag ñi tamit dem nañ ba seen kàttan nekk tu fi alors diabète ki muy sonal mooy ku diabète am équilibré wul muy mag muy ndaw muy xale quelque soit mooy koo xam ni paj bi baaxul comment li ñu war a dencul ko buñ ko denculee dafa lay indi ay complications sukkar bi tàmbambalu ci deret ji jëloon ko denc ko fan ko war a denc maanaam buñ ko dencee day wàññeeku ci deret ji nekkatul circulation bi oto yi buñ defee embouteillage fenn ci autoroute bi wala ci pompe mais buñ réguler ba kenn oto bu jaar rek bu ñëw day jàll donc complication yi li koy indi mooy ñàkk équilibre diabète bi donc ki muy sonal surtout mooy ki nga xam ni amul traitement bu efficace koo xam ni pajam normalul koo xam ni tamit impliqué wul ci feebaram parce que maladie chronique bu ne nit ki ci boppam tant que impliqué wul ci feebaram ci pajam kenn mënu koo faj docteur bi da koy gunge rek ci paj bi da koy jàppale ci paj bi mais lu ci bari moom moo koy defaral boppam ndem nag xam na li muy faj lan la maanaam feebar bi mu yor ci moom ci yaramam lan la comme ni ma wax sànq maladie chronique la lu ñëw dëkk ci nit ki la kenn mënu koo taxale ak nit ki dafa bokk ci nit ki boobaa kon nit ki day jàng nu muy dundee ak feebar boobu ba nga xam ni du ko sonal léegi nag bu xamul naka lay dundee ak moom boobaa feebar da koy sonal bi mooy lan mooy complication yi c'est-à-dire complication yi ko diabète bi di indi man boog loolu laa comprendre ci question bi mooy que ni diabétique bi sonn na donc li ko sonal mooy complication yi wala boog ñàkk nangu ni am na feebar bi ce qui fait que ñàkk nangu boobu léeg-léeg ci xale yu ndaw yi adolescent yi par exemple un adolescent bu am diabète ñu ci bari seen problème fan lay situé mooy ñu ñàkk nangu ni am nañ diabète foofu nag day metti day négociation ñàkk nangu wala ñàkk xam c'est-à-dire ñàkk nangu bi li ko lal mooy ñàkk xam ñàkk nangu mooy ki nga xam ni par exemple dafa ni man du ma jàngi xale laa am naa 10 ans ñu dugal ko école muy daw jàng xam nga kooku dafa xamul jàng bi lan la koy jëriñ tout simplement donc ñàkk xam bi ak ñàkk nangu bi am nañ lien foofu adolescent bi souvent day am jafe-jafe nangu na moom
dafa feebar que dafa am différence ak yeneen xale yi mais dès l'instant où jàngal nañ ko éduquer nañ ko loolu la ñuy tuddee éducation thérapeutique buñ ko éducation thérapeutique ci paj bi la bokk c'est jàngal nit ki lan mooy feebaram ak lan mooy complication yi ak naka la koy moytu ak naka lay faj ak loolu ci paj bi la bokk. waaw. c'est mooy base bi. éducation thérapeutique léegi sax loolu dafa bokk ci paj maladie chronique yi même si suñu dëkk bi xaw na fee sooxe mais am na quelques médecins yoo xam ni ñu ngi ciy quand même ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy góorgóorlu nangu boobu bu ko nangoo comprendre maladie bu boobaa nag xale yi duñ am jafe-jafe mag ñi tamit am nañ souvent ay jafe-jafe ñoom seen jafe-jafe fi mu situé au mooy que ni mag ñi dañuy boole ay feebar yu bari bu ñu demee ci spécialité nangam cardiologue bi mën leen moytu leen di lekk lii moytu leen def nangam moytu leen nangam ñu dem ci diabétique bi diabétologue bi mën leen moytu lii donc y a pas réellement amul réellement li ñu tuddee éducation thérapeutique maanaam ñu jàngal leen seen feebar de façon globale. naka la ñu war a mun a dundee ak jàngoro yi. ak jàngoro yi. waaw ndax dañoo am yeneen dañuy am yeneen jàngoro yi donc il faut une prise en charge globale loolu nag bokk nañ ñun suñu rôle en tant que gériatre de voir l'ensemble des maladies de façon globale pas de façon individuelle maladie sangam ak maladie sangam donc bu leen xool de façon globale foofu bu boobaa mag bi dañ ko jàngal naka lay dundee ak feebar yooyu ko dal ci lu mu gën a yàgge le plus longtemps possible et que loolu bu amul mag bi day nekk en difficulté dafay nekk ci ay jafe-jafe parce que finalement du xam lu muy def tere nañ ko lii finalement danaan ba man de toute façon soit mu ne leen ma tere lépp du ma ko def boobaa nag ay conséquences yam nar a am day ñëw ci man kii woon day feebar yi beneen feebar da koy dal wala boog mu ne kon man leen ma tere lépp dama koy def loolu laa gën a gis nag de toute façon da ngay gis des fois diabétique boo wax ne dañ ma tere nangam waaye man dama koy lekk. dund na ñaari yoon voilà waaw mais tamit loolu lépp tamit ci base ba la. ci li ñu tuddee éducation thérapeutique. parce que diabétologie am na fu mu toll fi mu nekk nii ci àdduna. ba nga xam ni nekkatuñ ci ay interdiction ñu ngi nekk ci plutôt lu nekk li nit ki di lekk mu xam lan moo ca nekk bu ko xamee après moom mooy xool nan lay lekke. et que na muy lekkee loolu mooy li ñu recommandé à tout le monde c'est-à-dire que amul une alimentation spécifique ñu ni lii pour kii la lii pour kii la alimentation équilibrée daanaka de façon globale à part quelques réglages yu ndaw yoo xam ne dañ ko ci def moom lañu conseillé tamit aux diabétiques li ñu conseillé à tout le monde parce que par exemple ay sucre raffiné comme ni ma sànq noonu laa doon wax. amul benn njëriñ amul benn solo parce que amul woon. bu njëkk te ñi ngi doon dund normalement et que tamit suñu organisme maanaam suñu yaram xamu ko adapté wu ko sax plutôt donc ce qui fait que lim ñuy jariñ moo gën a néew fop lim ñuy lor donc ce qui fait que amul réellement un régime particulier à part que alimentation équilibrée la ak quelques petits réglages parfois si c'est nécessaire et que mag ñi bu boobaa li leen mën a lor li leen mën a indi ay tolof mooy ñàkk xam lan la ñuy lekk ak nan la ñuy dundee waaw. docteur léegi ci sa biir wax bi ngay expliquer diabète li mu kii dafa mel ni diabète caabi buy ubbi ay yeneen jàngoro la. mën na nekk parce que comme ni ma la wax nii bu yàqee artères yi mooy yoon yi bu tëjoo ci misaal rek yoon bi day dem Thiès yoon bi dem Kaolack yoon bi dem Ziguinchor yoon yi am jafe-jafe donc dund ban war a yóbbu Ziguinchor day am problème dund ban war a yóbbu Kaolack day am problème dund ban war a yóbbu fële day am problème donc ñu nekk Kaolack ñu nekk Ziguinchor ak ñu nekk fële mënoon am problème donc fekkente ni sidit yi war a suuxat tànk yi ñoo am problème tànk yi bu fa góom amee góom bi mën na am jafe-jafe pour wér déjà yëg-yëg ba wàññeeku na góom ba fa lay gën a yombe pour am fa pour faj ko encore c'est plus difficile parce que la fa war a ñëw ci deret andi ak ay loo xam ne ñooy war a réparer dégâts ya fa nekk day gën a jafe
donc diabète maanaam benn lal la comme ni nga wax. la bokk benn caabi la boo xam ne day tijji. ay yeneen problème bu fekkente ni encore une fois bu fekkente ni. paj bi demewul noonu. mais bu paj bi demee ni mu war a demee. li nga xam ni moom moo fa war a ñëw ci ay complications yeneen feebar. mooy yi nga tuddee nii yeneen feebar yoo xam ni mën na fa ñëw. boobaa nit ki mën na bañ am problème yooyu. am na ñuy dund seen diabète normal sans que ñu am ay problèmes de santé yu grave mais encore une fois c'est un lit lal la boo xam ni yeneen jàngoro mën nañ faa ñëw ba pare nag dëkk fa mu nekk tamit ay yeneen maladie chronique. bu ñu ñëwee ci wàllum paj bi. des fois dañuy dëkk ak diabétique moom muy dund di moytu li ngeen ko wax ñu gis keneen koo xam ne dafay pikiiru lan moo nekk seen différence entre ñoom ñaar. waaw ba tey damay ñëwaat ci définition ba comme na ma ko waxee woon sa njëlbeen nga. diabète kon insuline moo manqué. ci yaram. insuline bi pancréas moo koy liggéey. bu dee diabétique bi nga xam ni amul dara ci insuline kooku amul sax dañuy ñëw rek ca njëlbeen nga jox ko insuline. mooy ñi nga xam ne dañuy piqûre. pas ñëpp ñi piqûre. mooy type 1 yooyu ma la woon xale yooyu ndaw yooyu nga xam ni seen pancréas mënatul liggéey dara ci insuline ñooñu faw ñu jox leen insuline ca njëlbeen nga amul sax sikki sax léegi mu am ñeneen ñoo xam ni ñoom pancréas bi mi ngi liggéey encore tuuti insuline wala boog la muy liggéey sax doy na waaye efficace wul ñooñ kon dañ leen jox ay doom yoo xam ni day soññ pancréas bi day soññ gàddaam gi pour mu gën a liggéey lu gën a bari ba pare tamit la mu liggéey as tuut tamit wala boog la mu liggéey ñu jàppale ko maanaam am na ay caabi mais caabi yi mënul tijjeeku man kon caabi yi naa am lu ma ci laal pour mu gën a gaaw mooy yenn garab yu mel ni ay metformine ñoom loolu la ñuy def ay doom la am na yeneen yoo xam ne moom day soññ pancréas bi pour mu liggéey encore insuline bu gën a bari léeg-léeg nag nga gis koo xam ni day jël ay doom ay comprimé ñaari doom ñetti xeetu doom parfois mën nañu nekk ñaari xeetu garab léeg-léeg mën dem ba ñetti xeetu garab ñu koy jox mais malgré tout ça def nañ lu tout pour que pancréas bi mën a liggéey lu doy mais doyul ko kenn du ko wax bu lekk dara toogal nga fande doo def dara non naka la ñuy def dan naan lii moo la manqué li la manqué usine bi nekk ci sa biir yaram mënu koo liggéey ba mu doy mais nañ ko jéggaani feneen moo tax nga gis léeg-léeg koo xam ni da doon jël ay doom dama dem ba mu yàggal doom ya doyatul mënatu ko faj ñu ne kon doom yi nan arrêté lépp wala boog nan am lu ñu ci arrêté ñu mottali ko par ay piqûre insuline piqûre yi c'est de l'insuline parce que insuline mënaguñ koo liggéey sous forme de comprimé ay piqûre rek lañ ko mën a liggéey. docteur bu ñu ñëwee ci bu ñu paree ci ndaw ñi ak mag ñi ñu ñëw ci soxna yi nga xam ne dañoo wane lool. waaw ñoom noonu naka la ñu mën a dundee ak seen diabète. waaw ñoom tamit ñoom domaine boobu mi ngi progressé bu baax a baax parce que ay jamono lu jafe la woon. en fait dafa am ñaari catégorie dafa am ñoo xam ne dana am diabète balaa ñuy wan lool. am ñoo xam ni ci biir ëmb bi ci la diabète feeñ mais ñooñu seen diabète mën na feeñ foofu rek yem foofu bu nu accouché mu dañ am na nag ñoo xam ni tamit léeg-léeg c'est rare mais mën nañ continuer ak diabète te ñi nga xam ni dana am diabète balaa ñuy ëmb ñooñu dañuy préparer seen ëmb lu yàgg dañuy créer benn état d'équilibre il faut que diabète bi équilibré bu baax a baax pour ñu mën a accueillir ëmb bi pour que ëmb bi mën a nekk. ndax feebar bi mun na am répercussion. ci parce que dañ seetlu ni ñu bëree bëri seen ëmb sax du mat. dañuy avorté ñu si bëri ñi préparé wul seen grossesse am équilibre diabétique bu baax ñu si bëree bëri dañuy avorté. léegi pour éviter loolu kon. ñooñu dañ leen di aar équilibré leen bu baax ba pare nag grossesse bi ça se prépare. ñu ñëw seen médecin seen gynécologue ak seen diabétologue déggoo ñu leen accompagner ba ëmb bi mucc ñi nga xam ne nag daf leen di dal ci biir grossesse bi ñooñ tamit dañuy jëm fexe ba nga xam ni glycémie bi maanaam jeexitu xeetu suukar ci deret ji du bari lool
ñu dañ koy jéem a yamal ba fu mën a yem pour bañ xale bi am problème maanaam bébé bi fœtus bi bañ am benn feebaru yaayam bal ko mën a sonal. waaw ñu koy suivre bu jaree mu jël ay yenn garab yi day jël ay garab bu jaree sax mu jël insuline day jël insuline ba nga xam ni ba mucc ñaare bu muccee yu si bëree bëri buñ accouché buñ contrôlé waatee seen glycémie yi day normal. dañuy delluwaat à la normale. dañuy delluwaat normal. am na ci ay quelques yoo xam ni parfois man gis naa ci ay quelques rares ñoo xam ni mën nañoo continuer avec diabète mais c'est plutôt rare. La règle mooy bu dee diabète gestationnel pur koo xam ni ci biir ëmb bi kese la am diabète bu ëmb bi firee ko bu dee mën nañ ko wax noonu bu nekkatul ëmb. boobaa kon bu ko yàlla mayee boppam bu ko yàlla mayee boppam. boobaa kon diabète bi day wér. mais nag il faut ñu koy surveiller. de temps en temps pendant au moins quelques mois. docteur ñuy waaj a jeexal suñu émission ñu waxoon ci lan nga xam ne moom mooy diabète. nga expliqué woon ñu waxoon ñu lan moo koy waral bu la dalee tamit nan ngay xamee ne man mii dama am diabète wala nga njoxtu ko. ñu bëggoon nga baaxee suñu téléspectateurs yi rek pour loolu yëpp bañ la dal bu fekkee ne diabète du ñu mën a éviter la yan prévention la ñu mën a jël ñun suñu biir dund pour éviter feebar bi nga xam ne mooy diabète. waaw. am na si yu nu mën a prévoir am na si yoo xam ni mën nañu ko prévoir. yan la ñu mën a prévoir. yin gën a mën a prévoir surtout mooy diabète bi gën a bëri. mooy diabète boobu ma wax sànq ni mooy type 2. type 2 bi. parce que boobu seetlu nañ ni hygiène de vie bi maanaam ni nit ki du dundee. am na si influence bu bëree bëri nit ki dund. di lekk goo xam ni normalul di jël poids boo xam ni mënu ko contrôler di lekkantu boobaa kooku mu ngay jël poids mu ngi sonal pancréas di def comme ay yooyu di yëgal glycémie di ko wàccewaat et cetera ba nga xam ni mën na fa créer désordre yoo xam ni à la longue diabète mën na fa feeñ dans un contexte poids bu ëpp. donc luy joxe poids bu ëpp kon du rek lekk boo xam ni c'est désordonné. mais tamit sédentarité maanaam nit koo xam ni day toog du def dara wala boog la muy def par rapport ak la muy lekk méngawul. du def effort physique. def effort physique maanaam du day toog du yëngal yaramam di jël poids ni moom dafa bëgg nekk di yanke wala je sais pas wala affaire yu dem noonu bu boobaa tamit la ko cay xaar à la longue souvent dañuy seetlu ni diabète mën na faa feeñ quelle que soit la situation mu nekk ci famille boo xam ne am nay diabétique comme bañ nekk ci famille boo xam ne am nay diabétique bu nekkee nag ci famille boo xam ne am nay diabétique ñaare fa la ay chance am wala boog ay malchance d'avoir le diabète fa lay gën a bëri. donc ñi nga xam ne da nekk ci famille diabétique du question ay lekk suukar rek ñàkk lekk suukar mais question wu hygiène de vie alimentation équilibrée bañ a am poids yu ëpp ñooñu loolu la leen di conseiller mag ñi nga xam ni diabète da leen di dal daf leen di dab ci bu nu amee lu ëpp ay 60 ans ñooñu tamit le vieillissement maanaam magal duñ ko tàmbalee boo gisee retraite bi commencé rek nga ni xaaral man maa ngi préparé nu may màggetee nu ngay màggetee ñoo ngi koy préparé ca ba ñu nekk ndaw. ba ñu nekk xale. ba ñu nekk xale ci la ñuy commencé di yëngatu di am ay activités régulières di jéem a am poids boo xam ni c'est stable et tout ça parce que de toute façon. avec l'âge maanaam bu ñuy jëm mag composition corporelle bi dafay changer maanaam yaram bi ci biir nit ki ni muy bindoo dafay soppeeku. graisse gi day gën a yokku. muscle yi day gën a wàññeeku. li ñu tuddee masse maigre dafay wàññeeku. la masse grasse dafay augmenter. te seetlu na ni fu graisse bi gën a bare rek insuline bi gën a am jafe-jafe pour liggéey lan ko sant. te bu ñuy jëm mag tamit insuline ba ñu doon liggéey ca ba ñuy nekk ndaw day wàññeeku. donc ñaari facteurs yooyu bu booloo. diabète mën na faa ñëw donc kon li ñuy dëggal tamit mag ñi mooy quel que soit tamit l'âge ñuy yëngatu di am activité physique régulière aussi. di yëngal yaram yi tamit donc yëngatu bi. muy mag ñi muy ndaw ñi muy ñëpp en tout cas bokk na ci li nga xam ni seetlu na ni. mën na aar tamit nit ki ci yenn feebar yooyu du rek diabète rek hypertension artérielle rek ak hypercholestérolémie tout ça donc mën noo focaliser ci prévention boobu mooy surtout boobu diabète moo gën a bëri donc hygiène de vie bi foofu am na fa solo lool ci dund gu sell goo xam ni lekk gu sell la
lekk gu sell mooy de façon générale tout ce qui est lépp loo xam ni c'est ultra raffiné loo xam ne alimentation très moderne suukar su bëri ay diwlin yu bëri ay xorom yu bëri loolu bokkul ci lekk bi. wàññi suukar su bëri. parce que suukar su bëri. musul bokk ci li ci alimentation normale. liy dundal doomu aadama. kenn gisul loolu souvent dama koy wax sama yenn maladie yi ñu reetaan sax man leen musul ñoo gis benn yaay. mu jël meewam dolli si suukar wala dolli si xorom wala dolli si diwlin ko jox doomam déedéet. parce que kon meew bi c'est naturel. meew bi muy jox doomam. amul benn matière ajoutée. amul leneen luñ ci dugal. lu dul la yaay ja lekk. gàncax gi buñ jëlee benn pepp muy dugub wala muy mboq ak lu mënti doon. buñ ko defee ba mu nekk farine lu mu gën a nekk farine rek. gën a gaaw a rees buñ koy lekk. surtout buñ ko tegee ba mu ñor xam. lu mu gën a tamit dëgër lu mu gën a ñàkk transformation bu sori. comme par exemple boo jëlee mburu bi nga xam ne dafa am cox. na muy ni ñu koy digérer moo gën a yeex mburu boo xam ni. amul cox mburu boo xam ni farine bi dañ ko defar ba mu weex tal. kooku buñ ko lekkee sa lay gën a gaaw a rees. lu gaaw a rees tamit gën a gaaw a yéegal sukuru nit ki ci deret ji. maanaam buñ ko lekkee day rees. bu reesee leen soxla mu dugg ci deret ji bu gaaw. nu mu gën a gaawee nag yéegal si suukar ci biir deret ji gën a gaaw tamit di solliciter pancréas bi di gën a gaaw a sonal nit ki. loolu bokk na ci li tax nit ñenn ñi di am ay poids ak yooyu ak tamit bañ a kut loolu tamit dañ koy seetlu souvent ci xale yu jigéen ñi. nit ki am poids am. benn poids de forme. on l'appelle 7 points. nit ki am poids am bëgg kut li muy gis ci télé bi wala mu gis ay mannequin mu ne moom poids boobu la bëgg am par force. ci jeex. ci régime. donc ay régime yu drastique yooyu nga xam ni day wàññi nit ki wàññi ko ba nga xam ni ëpp na dayoo kooku buy bàyyi régime bi rek poids ba muy jëlaat mooy ëpp poids ba mu amoon. ba muy def régime. waaw des fois dama koy tooñee sama xarit yi. waaw des fois ñu ne ma demal entraîner demal nga defi sport may leen man dama gis ne bi ngeen demee sport ba bàyyi après ci ngeen ëpp yaram bi ngeen di dem ni ngeen tolloo. non du sport ba nag xam nga ñooñu lan la régime ban doon def. lañ doon def. c'est-à-dire que ñooñu dañ naan man du ma lekk du ma kii damay def sport. non nit ki mën def sport di lekk alimentation équilibrée. mais fekkente ni dafay def régime boo xam ni c'est drastique c'est sévère tout ça boole ko activité physique certes di nga maigrir. nit ku nekk lépp loo def c'est facile pour maigrir. mais c'est dans la durée. foofu lu yàgg moom moo jafe. léegi nag loolu bu amee xale yu jigéen yooyu dañuy seetlu ni poids ba na amoon à 20 ans. di def ay régime di yokk poids bi di yokk maternité yi ñëw tamit ñuy yokk di yokk ñooñu buñ màggee. dañuy am poids boo xam ni doublé na wala parfois. triplé na par rapport ak poids ban amoon loolu tamit bokk na ci facteur de risque yi nga xam ni mën na tax nit ki am obésité wala am surpoids ba nga xam ni diabète mën na koo yombalool ak yeneen feebar yi nga xam ni ay maladie métabolique la donc régime drastique day indi ay phénomène de yooyu poids bi di yóg di wàcc te nit ki ñun suñu génétique suñu yaram ci suñu biir xamul régime li mu xam mooy lan mooy famine ndóol c'est-à-dire nit ki ndóol na ba nga xam ni yaramam jeex na kon bu lekk bi ñëwaatee cellules yi nga xam ni ñooy denc graisse gi mooy ñun tuddee les adipocytes day multiplier wu dana lekk bi ñëwaat na multiplier wu denc le plus denc lu bëri bu boobaa nag poids bi day gën a yokku et bu boobaa graisse gi day gën a bëri bu graisse gi gën a bëri tamit insuline résistance ak ay diabète ak yooyu mën na ñëw ci nit ki donc yooyu bokk na ci hygiène de vie mooy lekk gu équilibré ci lépp lekk gu yam ci lépp pas trop transformé lu mu gën a jege le produit brut rek gën bañ a tàngal diwlin yi de trop aussi ba mu sens loolu tamit day jur leneen loo xam ne du diwlin mais yeneen i mbir la ay acides gras trans yoo xam ne day indi ay yeneen problème de santé et que tamit xorom bu bëri bi tamit baaxul ci kenn parce que xorom bi déjà mi ngi ci gàncax gi ci lekk mi ngi ci ndox mi ni naan sax parce que xorom si suuf la ne donc lépp luy meññ si suuf dañ koy lekk dina indaale xorom mala bu nu lekk tamit boo xam ne lekkoon na gàncax gi tamit am na xorom donc xorom mi ngi ci nature bi donc jarul tamit ñu ci dolliwaat ay xorom suukar tamit jarul ñu koy dolli parce que mi ngi ci pepp yi mi ngi ci reen yi mooy pataas ak pomme de terre ak yeneen pepp yi mooy dugub mboq blé ak lépp duñ ci defar bu ma la déggee daal mooy nañu équilibrer lekk yi
alimentation bi. alimentation équilibrée mooy première règle de prévention. bu diabète du diabète. ak de toutes les maladies métaboliques. ak yëngal yaram bi. yëngal yaram moom tamit ci la bokk parce que nit kenn liggéeyu en fait suñu borom liggéeyuñu pour ñu toog. di tëdd du def dara. suñu borom dañu liggéey pour ñu jóg. di yëngatu di uti ji lu nu xam wala lu nu am. ba pare di jaamu loolu ci jaamu yàlla bokk. maanaam yëngatu dafa bokk ci dund. nit ku dul yëngatu. faw day yàgg rek mais dinañ gis loo xam ni ay problème de santé yoo xam ni ñu ngi koy yor. yëngatu ci la bokk alimentation équilibrée wala tamit di saytu sa yaram bu dee mag ñi à partir de la soixantaine. ñuy def quand même de temps en temps un bilan de santé. un bilan voilà pour xool xeetu feebar yooyu nga xam ni diabète de type 2 ci mag ñi la gën a bari donc ñu koy seet au moins chaque année. docteur sa émission jeex na lan ngay tàggatoo. bon di leen gërëm encore une fois si ñëw bi ak tamit ci laaj bi parce que nu mën a contribuer maanaam nu mën a dolli rek ci as tuut li ñu xam ñu partager ko maanaam ñu bokk ak ñeneen ñi defe naa loolu tamit satisfaction la te tamit boo leen fi ñëwul woon duñ ko mën a wasaare. donc je pense que ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm tamit ñi nga xam ni ñoom ñooy seetaan après émission bi. di wax tamit ni bu dee dafa am lu ma juum tamit sama matandi la bu dee tamit am na lu ma ci waxul tamit diabétologie lu yaatoo yaatu la. lu yaatoo yaatu la. kenn mënul wax lépp. ci benn bis ci benn émission. donc ngeen xam ni si sama matandi la di jaamu di jéggalu tamit ci juum yeeg ak yu mel noonu di rester tamit disponible pour éventuellement des compléments d'information si besoin yi. docteur ñun ñoo lay gërëm di la sant ci disponibilité ak ubbeeku bi nga ubbeeku. docteur Seydina Al Mahdi Diagne lañ doon dalal doon waxtaan ak moom tey ci feebar bi nga xam ne moom mooy diabète nekkul lu lëmbee dëkk bi. docteur ñu koy gërëm ci disponibilité bi mu nekkoon seen émission santé magazine ñu yaakaar ne dina am solo lool ci yéen merci beaucoup.